financement yi nga xam ne moom la ñu indil jigéenu commune Joal Fadiouth dootuma waxati quai de pêche bu Joal Fadiouth dama naan commune Joal Fadiouth yëpp ñoo gis seen bopp ci lii nga xamante ne moom mooy financement bii. financement bi nag fi ñu koy njëkkee si jigéenu Joal yi laa wax dañu fekk madame la ministre ñëw njëkke financement yi mu ñëw di ñu jàppale si financement yi. xëy na tey jii bu ñu waxee nit ñi dinañu ne xëy na dañu nekk ci politique déedéet dañuy wax dëgg bi nga xam ne moo fi nekk dafa ñëw tàmbali ko ci ay fukki junni di ko tàmbali ci ay 100 000 di ko tàmbali ba fi mu nekk ni ñoo ngi ci fanweeri junni xëy na dajul jigéen ñi ñëpp mais ku si nekk yëg nga ka mbala sa mbokk bokk na si mbala sa doom bokk si mu ne lii xeeb na ko da koy dolliwaat mu demaat dollil ñu waat financement bi. ñii mu di leen di jox ay machine walukaay ñii mu leen di dimbale si fi ñuy lakke ñii mu di leen di dimbale fi ñuy jaayee géej gi kon bu ñu ñëwee tey jii ba nga xamante ne waa DER ñëw nañu fii fekk si ñun jigéenu commune Joal Fadiouth dama naan alhamdulilah rabbi alamin parce que kon yoon bi ubbeeku na moo ñu ubbil yoon bi kon bu keneen ñëwee dañuy jox financement aussi dañuy sant yàlla rek yokk sa la nga xamoon moom lañ doon sant. monsieur Pape Sarr xaalis bii nga xamante ne moom nga dugal si muy DER bii nga jaarale ko si CMPA ñun ñëpp ñu nekk CMPA di si liggéey xaalis bii ñëw fekk ñu fa ba nga ñëwee waxtaane ko dem ñu woote entre ñun parmi les 40 personnes yi Pape Gueye doon waxal ñu toog ak ñoom Mbaye Seck ak ñeneen ñu toog waxtaane ko ba ñu toogee di ko waxtaane ak ñoom Ndeye Ami Fall ñu toog di ko waxtaane ñu ne ah loolu de njëriñ la si dëkk bi waaye de li ñu jaaxal mooy financement bi de dafa ndaw ndax liggéey bi ñuy liggéey si quai de pêche bi 50 000 yóbbuwuñu dara daanaka boo ko téye sa loxo sax boo génnee mu jeex ndax munoo sax jënd benn keesu jën ñu waxtaane si loolu ba teral ka ma daldi ne dëgg la fukki junni yooyu ndaw na waaye am na côté boo xam ne ndaw fa ndax ñun ñëpp ay jigéen lañu nekk si quai de pêche bi di for di daanu di yóbbu si kër yi da ngay ñëw si quai de pêche bi gis sa morom fa nga mën a lijjantee ba ñëw moom mënu fa lijjantee mu ñëw jege la ne la ndax doo ma abal 10 000 ndax doo ma abal 5 000 kon kooku bu ñu ko xeebal 50 000 francs yooyu nañu jël xaalis bi signé ko te ñu mun ko jox ñooña sax ñun bu ñu jëlulee xeeb ko ñooñu nañu jot seen xaalis te dem liggéeyi ñu ne déedéet dafa ndaw ndax lii dafa mel ni koo xamante ne yow dañu ñëw sax xool ndax yow yaa ngi liggéeyam de man naka man dama part personnel képp ku nekk si yéen xam nga ne pour ma génne 500 000 léegi liggéeyi jafewu ma mais nag man sooraale wu ma sama bopp ñi nga xamante ne ñoom mënuñu am 1000 francs bu ñuy ñëw mbala mënuñu am 2000 francs bu ñuy ñëw ñooñooy tax man ma nangu signé 50 000 yi kon monsieur Pape Sarr ñu jële ko si loolu ñu ñëw waxtaan ak ñun ànd ak ñëpp ñu waxtaane ko juboo ko signé ko ngeen tàmbali ko di ko jox ñun ñu nekk ñi nga xamante ne ñun ñooy jaay carte membre yi ba ñuy jaay carte membre yi ba mu yàgg ñëpp bëgg a ñëw ànd seeg ñun ñu ne ndax lii si port bi la yem ñu ne déedéet lii dafa nekk pour développement jigéenu commune Joal Fadiouth yëpp ndax ñëpp mënuñu bokkandoo ñëw liggéey si géej gi ñii dañuy liggéey ci côté bee ñii liggéey ci côté bee ñee liggéey ci côté bee kon nag nañu boot ñëpp te yàlla jàppale ñu lépp luñ ñu jox ñu mun ko fay loolu nag ñu ñaan nañu yàlla ba fi mu nekk première tranche dem na xëy na am na ñoo xam ne dese nañu waaye du pas tellement mais nag ñun nag li ñu lay ñaan mooy li Pape Gana Gueye wax léegi dëgg la fukki junni boo koy fay 1000 francs par jour dans 2 mois nga fay ko 52 500 ba desel 7 500 waaye nag plus bor bi di dem si 3 mois yi dafay metti monsieur Pape Sarr ñu di la ñaan ñun jigéen ñi ñëpp si baatu jigéen ñi ñëpp nag laay waxe suñu géej dafa nekk loo xam ne tey day neex ëllëg day jafe mbaa mu dugal ñu ay weer mu xaw a tar suñu tombee ci weer boobu nga jox ñu xaalis ne dans 3 mois 3 mois yi mot ñu am difficulté boobu ñun dafay nekk soño loo xamante ne dañuy échec ñu ne woon tey jii bu ñu ñëwee dañ la koy wax nga yokkal ñu diiran bi nga xam ne moom nga ñu jox ci xaalis bi ñu mun ci liggéey mun ci gis suñu bopp mun a gis suñu bopp ci njaboot ba sa kër ga
ndax it dans 3 mois nga jox ko nit buy fay toujours di fay nga di ko yokkal bon yegg 300 000 nga ne ko fay si ma ko dans 3 mois dëgg nañu waxante dëgg buñ sa yeggee dana am ñoo xamante ne fayit la ñuy am fii. kon li Pape Gueye wax léegi ne ñoo jël première kon dootuñu nekk sa avant ndaare la ñuy doon kon nag Pape Sarr jàppale ñu yokkal ñu diiran bi nga xam ne mooy paiement bi nga yokkal ñu it financement bi comme yàlla def na ñoo ngi ciy liggéey di si gis suñu bopp di delloo ji yokkal ñu financement bu mu gën a yéeg si kaw te nga yokkal ñu bés yi nga weer yi nga xam ne moom nga ñu àppal jigéenu quai de pêche jigéenu Xelkom jigéenu Tànn jigéenu biir dëkk ba les naka lañ ko waa commerçant yi dafe yi ñëpp waa marché yi ñëpp benn kàddu bii la ñu maasee ndax ñëpp nga xamante ak artisan yi ñëpp ñi fi nekk lii la si lii daal la nga xam ne moom la ñuy wax moom la ñuy dundee. nanu crédit bi nag lu ko tax a jóg comme ni ma ko waxee mooy dimbali jigéen ñi tey boo xoolee ñu ngi commencé produit bi marché central au poisson bu Pikine directeur bu fa nekkoon Abou Mbaye moo benn jour 5 heures du matin message la ma bind ne ma bu ma ñëwee si marché bi gis jàllo yi ak teefenke yi taxaw fii di lebal jigéen ñi leen di jox 10 000 francs ñu leen di rembourser 2 000 francs à la fin de la journée damay bëgg a jooy Pape te bu ñu ñibbi ay saay dañuy am bor loo si mën ma toog ak sama équipe man leen il faut que ñu jóg ma jox leen 25 millions ak coffre-fort man dem leen biir marché bi ngeen toog foofu jigéen bu ñëw ngeen jox ko 50 000 100 000 5% rek lañ siy laaj du leneen tey amatul teefenke amatul Diallo amatul Guinéen amatul Togolais amatul Malien ay Sénégalais ñoo fay liggéey ñuy jël xaalis bi tey ñu ngi ci presque 2 milliards de francs CFA bu ñu décaissé te maire Fat Touré maire Fat Sarr xam na ko boo xoolee tey semaine prochaine wala dans 10 jours dinañ leen inaugurer fabrique de glace bu bees bu 30 tonnes ak chambre froide bu 40 tonnes bu ñu leen defal bu 180 millions de francs CFA jigéen ñu fa nekk ñoo ko moom ñoo koy def. bëgg nañ yéen tamit jigéeni Joal ngeen mun ko toppatoo def ko fii ñu jàppale leen ngeen am seen i camion frigo am seen i chambre froide am seen usine de glace am seen clé de séchage ak four de fumage nga xamante ne produit yi ngeen fi jël di ko yóbbu ba Mali ba Burkina ba France ba États-Unis ngeen mun ko def dans les meilleures conditions emballé ko jaay ko ba pare boo leen liggéey ñibbee seen kër ngeen mun nelaw si jàmm ak salaam toppatoo seen i borom kër ak seen i doom. loolu laa amoon li may wax ne nanu crédit bi 125 millions lañ génnee fii en 6 mois te bu ñu liggéeyee ngeen jël remboursé bu soobee yàlla ay milliards dina fi dugg et li ngeen mën a def pour mu gën a gaaw maanaam ku nekk jël 50 000 baax na ku nekk jël 100 000 baax na mais booloo leen GIE groupement ngeen nekk 10 20 ngeen ñëw jël 2 millions 3 millions ngeen jënd seen i pañe jënd seen gaal jaay ko transformé semaine bi ngeen ñëwaat jëlaat bu soobee yàlla. léegi ngeen nekk ay millionnaires mais ay milliardaires jërëjëf. monsieur le ministre délégué jërëjëfiti ndaxte li nga defal président de la république ñun ñoo nga koy defal am nga loo wax si man mais man tam am naa lu ma mën a wax si yow ndaxte xale loxoom su setee mën a ànd ak mag ndaxte su fekkoon am na lu mu gis si yow ah foog naa ne du yegg seex yow ba fii donc. ndokkale te li ngay def itamit yàlla na la si yàlla gën a jàppale nga gën a dem si kanam yegg fa nga xam ne tey xëj na sa njort yegg fa woon te mu ànd ak wër itamit ndaxte projet bi ba nga koy tàmmali dama ñëw sa bureau ay financement projet ay jeunes filles Joal Fadiouth waaye la sa xew xam nañ ko waaye garaawul kon daf xëj na seen wërsëg daf si nekkul woon rek si nga ma njëkkee wax projet nano crédit yi ma ne la nag comme d'habitude Joal dina am wàllam nga ne ma soobee yàlla Joal dina am wàllam wane nga ko jëfee nga ko def nga ko li ñu def fii Joal Fadiouth nag du Joal Fadiouth rek lañ ko def fépp fu ñu dem ci Sénégal njaay noonu lañ ko doxale mooy dañ koy jaarale ci mairie yi defe naa ne wax nga ko rafet na ànd bi rafet na te yàlla na ànd bi continue rafetee noonu ndaxte président moo ko bëggee noonu président moo am vision mais yow mii am xalaat bi waxtaan ko ak moom ba mu sotti mën naa la kii lan mooy nano crédit expliqué nga ma mais bés boobu xaw moon sax lan may wax waaye ma ne la ah na nga yegg Joal Fadiouth am na ku ma si jiitu nag ne
Fadiouth war na am mooy sunu yaay bi nga xam ne tey président xam na seen njëriñ xam na seen taxawaay muy moom muy président des femmes éleveurs muy nañ ki naan aussi Kumba ki nga xam ne moom bi ñuy def programme yoonu yokkute moo ñëw taxaw ne président mbéy bi nii lañ ko war a doxalee jëlu expert yi dañu ñëw jël li nga xam ne jigéen ñi moom lañ leen ko wax muy maire Fatou Sarr bi di maire Kumba Diop ak ki nga xam ne mooy Adja Sow nekkoon ci élevage parce que ñoom dañu xam lan mooy réalité ci gox-goxaan yi uuteex ñun ñi nga xam ne ñooy techniciens yi foog na ñun xam nañu lépp mu déglu leen bu baax foofu la njëkkee bind programme yoonu yokkute ba pare nag yeneen yi ñëw ñu ne PSE ñu commencé par PAP 1 PAP 2 ak PAP 2A accélération de PAP 2 parce que bi Covid bi ñëwee il fallait ñu soppi yenn affaire donc jërëjëf maire Fatou Sarr loolu moo di sa liggéey ñor na la ndaxte sa liggéey solo ñorul woon doo ko def loolu di mooy di président ñor na la jërëjëf li nga xam ne yaa ngi koy jàppale suñu càmmiñ bi ndaxte loolu la soxla ñoo xam ne tey dañuy xam seen góomu askan jóg mu jaral leen seen soxla ñu teg ko fële wax na ko Pape Sarr wax na ko sànq intérêt personnel ñu teg ko jël intérêt réew mi jël intérêt commune bi jiital ko Pape la ma leen defar daf ma war muy yéen muy waa Joal yëpp dama yaakaar ne tey lépp loo leen ma ñaan te yàlla sunu borom jaarale ko sama loxo aw ma si ñaan dama koy joxe damay tàllal loxo waa Joal Fadiouth yëpp pour dëkk bii ñu yëkkati ko nag mooy am na ñu yàlla may Pape maa ngi koy waxtaanee yow keroog ma ne la société pétrolière yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi est-ce que waruñu lënkaloo mën ak yow xool seen RSE ñu jël ko def ko fonds de garantie pour sax 5% boobu sax ñu wàññi ko ndaxte suñ ko mënee yóbbu ba 2% dafa leen di gën a arrangé ndaxte koo xam ne soxla nga lu dul 25000 francs 30000 francs jaruñu lay tegal 5000 francs loolu sax jaruñu la koy lebal dañ la ko war a mën a may am nañu bourse sociale bi mais au-delà de la bourse sociale am na ñoo xam ne tey soo leen di jox 50000 francs ñu ne la bëgguma 50000 francs soo ma joxee 20000 francs rek ma jël donc RSE boobu mën na gunge ñooñu de telle sorte que ñoom dinañ liggéey 1 million bi ngay wax RSE boobu mën na ko jël ñu jël ko defal leen ko fonds de garantie gunge leen ñu am financement yu gën a rëy de telle sorte que sax ay infrastructures yu gën a rëy dinañ ko am. incha allah loolu moom dinañ si liggéey comme ni ñu liggéey si nano crédit bi liggéey loolu ak société pétrolière xëy na du ñu jël RSE bi yëpp ndaxte acte volontaire la ñoom ñooy jël seen alal ne ñun lii lañ si bëgg a def waxtaan si ak population ñoom ñu ne leen ñun lii la ñu bëgg waaye ñun ñëpp suñu lëkkaloo toog waxtaan dinañ jël benn pàcc ne pàcc bi kat dañ koy jël def ko fonds de garantie moom mu def ko yokk financement bi comme ça ñëpp mën a jot te taux de remboursement bi gën a wàññeeku